إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. Chers fidèles, l'associationnisme ou le shirk est le pire des péchés interdits par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs. C'est le fait d'attribuer un des droits d'Allah en rapport avec sa seigneurie, l'adoration ou ses noms et attributs à autrui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez point d'associé. Il dit aussi فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne cherchez pas à Allah des égaux, des associés, alors que vous savez. D'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit La tushrik billahi shay'an wa in qutti'ta wa hurriqt. Il lui dit ne donne jamais d'associé à Allah, même si on te découpait, même si on te brûlait. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Il leur dit évitez, éloignez-vous, méfiez-vous des 7 péchés destructrices. Ils demandèrent au messager d'Allah quels sont ces péchés destructrices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit le shirk en premier lieu, al-hadith. Chers fidèles, le shirk, l'associationnisme a beaucoup de dangers et de méfaits dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Parmi ces méfaits, parmi ces dangers, l'associationnisme est la plus grande injustice, car c'est une injustice à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'associationnisme à Allah est vraiment une injustice énorme. Deuxièmement, le shirk est une déviation de la nature saine avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Dans un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Il disait créer mes serviteurs avec une nature saine qui accepte l'unicité et rejette l'associationnisme,
puis Satan les a détournés et leur a rendu illicite ce que je leur avais permis et leur a ordonné de m'associer sans aucune preuve émanant de moi. Chers fidèles, il fait partie de ces dangers. Le shirk est une énormité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Il dit: celui quiconque donne à Allah quelque associé que ce soit commet un énorme péché. Le shirk, chers fidèles, fait encourir à son auteur l'humiliation et la colère d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des compagnons ou bien de Banu Israël qui adorèrent le veau, Allah subhanahu wa ta'ala dit: innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min Allah wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Il dit: ceux qui ont pris le veau comme divinité en l'adorant, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Chers fidèles, parmi ces dangers, celui qui associe à Allah d'autres divinités manque de quiétude et est constamment perturbé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés qui se querellent à son sujet et un autre appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Chers fidèles, il fait partie de ces dangers. Le shirk fait partie des causes de l'insécurité, de la peur et de la plupart des maux de la société. Allah le Très-Haut nous dit: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous éterons alors l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge, et quel mauvais séjour que celui des injustes. Qu'Allah nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Il dit: ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi par quelconque iniquité, c'est-à-dire associationnisme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interprété, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Il fait partie de ces méfaits et dangers, chers fidèles. Le shirk anéantit les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager sallallahu alayhi wa sallam: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit: en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Chers fidèles, il fait partie des méfaits et dangers de l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il ne pardonne pas l'associationnisme avec celui qui meurt avec. Allah subhanahu wa ta'ala le dit en ces termes: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il est certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, Allah pardonne à qui il veut. Chers fidèles, l'associationnisme, le shirk est un égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Il fait partie aussi
de ces dangers et méfaits de l'associationnisme, Allah le Très-Haut a interdit le paradis à celui qui meurt avec l'associationnisme majeur. Allah nous en préserve. Allah le Très-Haut dit: innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes pas de secoureur. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala. mbokk jullit ñi, ginnaaw ba ñu sante yàlla subhanahu wa taala di julli si Yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk jullit ñi, li nga xam ne mooy bokkaale yàlla de dafa nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu rëy rëy la, nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu màgg la, bal mooy bàkkaar bi gën a rëy bi gën a màgg ci li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala tere. te buñ waxee bokkaale mooy nit ki jël lenn ci àqi yàlla subhanahu wa taala daal di koy jox keneen, moo xam àq bi dafay dellu ci li ñuy tuddee rububiya, mooy ci nekk bi nga xam ne yàlla nekk na ko boroom, ci jëf yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf koy jëf ak ay mën-mënam, nit ki daal di ciy jël lenn daal di jàpp ne keneen mën na ko ku dul yàlla subhanahu wa taala. nit ki jàpp ne am na ku mën a bind, ku mën a sàkk, wala ku mën a joxe wërsëg, wala ku mën a xëccalaate njariñ, wala muy dàqalaate lor, wala ku mën a am benn influence ci àdduna bi ni muy doxee, am ci lum ci mën a soppi. loolu nit ki saa yu amee lum jàpp ci loolu rek na yëg ne mi ngi bokkaale yàlla subhanahu wa taala. wala mu nekk loo xam ne dafay dellu ci jaamu bi ñuy jaamu yàlla subhanahu wa taala. bépp jaamu yàlla bu mu mënti doon, saa yu ko nit ki jëlee daal di koy defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala, na yëg ne mi ngi bokkaale yàlla subhanahu wa taala. wala muy dellu ci ay turam ak ay melokaanam. lépp loo xam ne melokaan na wala tur boo xam ne yàlla moo ko jagoo, nit ki saa yu gëmee wala mu daal di koy jox keneen ku dul yàlla, na yëg ne mi ngi bokkaale yàlla subhanahu wa taala. mbokk yi, lii moom mooy bokkaale ci gàttal. mu nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu rëy la, nekk bàkkaar bu gën a rëy ci bàkkaar yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala tere na ko. buñ delloo ci alquran, yàlla di ñu ko tere ci ay aaya yu bëree. bokk na ci li yàlla subhanahu wa taala di wax ne: wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a. mu ne jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale ak lenn moom yàlla. yàlla subhanahu wa taala teg si di wax ne: fala taj'alu lillahi andaadan wa antum ta'lamun. mu ne bu leen di utal yàlla, bu leen di fental yàlla ay ndend, ay bokkaale, te fekk ne xam ngeen ne yàlla moom kenn la, li mu mën kenn mënu ko moom yàlla subhanahu wa taala. sahaabi bi de Abu Darda radiyallahu anhu, bis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon jox ay ndénkaane, ay conseil. ci ndénkaane yooyu li ci jiitu lu mu ko dénk, daf ne ko: laa tushrik billahi shay'an wa in qutti'ta wa hurriqta. ne ko bul bokkaale yàlla ak lenn, bu la dara jaral ngay bokkaale yàlla ak lenn, même sax bu fekkee ne dañ laa mbugal di la daggate wala ñu lay lakk sax, bul bokkaale yàlla subhanahu wa taala, ngir rëyaayu bàkkaar bii nga xam ne moom mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala. moo tax bis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra mooy nettali mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen wax ne leen moytandiku leen juróom-ñaari bàkkaar yi nga xam ne dafay alagaati. mu nekk bàkkaar yoo xam ne dafay alag nit ki nga xam ne moom moo koy def ci jëmmu boppam, waaye dafay alag société bi nga xam ne bàkkaar yooyu noonu tasaaroo na fa. ñu daal di koy laaj: yow Yonent yàlla bi, bàkkaar yooyu ñooy lan? mu daal di ciy tudd bu ci njëkk ne moom mooy bokkaale yàlla, su lu si des mu daal di tudd yi nga xam ne moo ci topp. kon loolu day wane ne bokkaale yàlla bàkkaar bu rëy a rëy la, bàkkaar bu màgg a màgg la,
bàkkaar gënu koo rëy ci kaw suuf ak lu ñu ko nit garaawal amul bàkkaar bu gën a màgg li nga xam ne moom mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala. mbokk julli bokkaale boobu de dafa am ay danger, am ay conséquences yu négatif yu rëy yoo xam ne mun na kaa jural nit ki fii nii ci àdduna, waaye surtout di ko jural keroog yowmal wala mu di ko jural keroog yowmal qiyam. mu bokk ci yooyu moom mooy ne bokkaale dafa nekk tooñ boo xam ne tooñ bu rëy la, ndaxte tooñ la boo xam ne nit ki si kum ko jëmale mooy ki gën a màgg mooy yàlla subhanahu wa taala. moom la nit ki di tooñ, aqu yàlla la jël daal di koy jox keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala. moo tax yàlla di ñu nettali Luqmaan alxakim ba mu doon dénk doom ji di ko yar di ko dénk di ko waar, li mu commencé ak moom li mu ko njëkk a dénk yàlla mu nañu wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa ya'izuhu yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim. mu ne fàttalikul ba Luqmaan waxee doom ji te fekk ne boobu mi ngi koy waar, mu ne ko yow sama doom fexeel rekk ba bul bokkaale yàlla, ndaxte bokkaale dafa nekk tooñ boo xam ne tooñ bu màgg la, tooñ la boo xam ne tooñ bu rëy la. mbokk jullit ñi bokkaale de dafa wuuteeg nature bi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala sàkkee doomu aadama, ndaxte li nga xam ne moom la ñu tuddee fitra muy nature bi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala sàkkee doomu aadama dafay nangu, dafa compatible ak wéetal yàlla subhanahu wa taala, waaye dafa incompatible ak bokkaale yàlla subhanahu wa taala. kon nit ki suy bokkaale rek na yëg ne nature bu seen boobu, nature bu sell boobu nga xam ne moom la ko yàlla sàkkaale woon ba muy ñëw ci àdduna mi ngi changé, mi ngi dévier ci li nga xam ne moom mooy nature boobu. yàlla subhanahu wa taala, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu nettali yàlla subhanahu wa taala dafay wax hadis qudsi mu ne inni xalaqtu ibadi xunafa. mu ne samay jaam de man dama leen a bind ñu nekk ñoo xam ne ay xunafa. ñoo xunafa muy koo xam ne dafa sori lépp luy bokkaale, dëgmal li nga xam ne moom mooy tawxiid. noonu laa leen sàkkee, seen tabia seen fitra daal di dëppoog loolu daal di koy nangu. mu ne seytaane ñëw daal di leen di araamal li nga xam ne tere woon digaloon naa leen ko, mu daal di leen koy araamal, waaye daal di ñëw daal di leen di puus, daal di leen di digal ñu mooy bokkaaleeg loo xam ne amuñu si preuve, amuñu ci ndigal. bokk jullit ñi ba tey bokk na ci danger yi nga xam ne bokkaale yàlla subhanahu wa taala am na ko, mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala dafa nekk ab sos bu rëy a rëy boo xam ne dañ koy sosal yàlla subhanahu wa taala. yàlla subhanahu wa taala ne wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. mu ne képp koo xam ne yaa ngi bokkaale yàlla na nga xam ne sos nga bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu màgg a màgg la. ba tey mbokk jullit ñi bokk na ci danger yooyu mooy ne bokkaale yàlla dafay jural nit ki toroxtànge fii ci àdduna ak àllaaxira, waaye dafay jural nit ki merub yàlla subhanahu wa taala. moo tax ñi nga xam ne waa banu Israil ba leen yonent yàlla Muusa tàggoo war a dem daje ak boroomam, ñu daal di ci ginnaawam jël nag bi doon koy di ko jaamu. yàlla subhanahu wa taala bokk na ci li mu wax ne moom mooy seen fayoor, loolu la leen di mbugalee. mu ne inna alladina ittaxadu al ijla sa yanaaluhum gadabun min rabbihim wa dillatun fi lxayaati dunya wa kadalika najzi almuftarin. mu ne ñi nga xam ne jëloon nañ nag ba doon ko jaamu, mu ne de ñooñu de yàlla subhanahu wa taala dina leen mere, meruk yàlla dina dal seen kaw, waaye torox tànge dina leen dal fii ci àdduna. yàlla subhanahu wa taala mu ne ñi nga xam ne dañuy sosal yàlla ay ndend, ay associé, lii mooy seen mujj, lii mooy seen payoor. yàlla nañ ci yàlla musal. bokk jullit ñi ba tey bokk na ci danger yooyu nga xam ne bokkaale am na ko, mooy ne bokkaale yàlla subhanahu wa taala, bokkaalekat bi day nekk koo xam ne xelam du dal, du am li nga xam ne moom mooy dal, waaye day nekk koo xam ne dafay perturbé wu. bokkaale yàlla dafay indi li nga xam ne moom mooy nit ki insécurité, waaye dafay indi insécurité ci société bi nga xam ne bokkaale daal dina fay tasaaroo. yàlla subhanahu wa taala ci alquran mi ñuy jox misaal, mu ne yàlla mi ngi leen di jox misaalu benn waay joo xam ne dafa am ay nit ñu bëri, esclave boo xam ne ay boroom yu bëri la am, ñoo ko bokk, kenn ku nekk di am lu mu koy digal, ñu wuute ci moom, kii di ko digal lii, kii digal ko lii, mu nekk loo xam ne dafay jaxasoo si moom. yàlla mu ne maa ngi leen di jox exemple kooku ak koo xam ne moom kenn rek moo ko moom, nga xam ne ay ndigalam fenn rek la koy jëlee. mu ne yéen ñi am xel, est ce que ñaar ñii nii bokk nañ li nga xam ne moom mooy exemple. képp ku am xel rek dina xam ne ku mujj ki mooy ki nga xam ne mooy ki gën a noppal. waaye yàlla mu ne ñi ëpp si ñoom, ñi ëpp si doomu aadama yi xamuñ.
yàlla subhaanahu wa taala mu ne xibaaree ne ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla subhaanahu wa taala te mucc ci bokkaale ñooñu ñooy am dal fii nii ci àdduna waaye ñooñu ñooy am li nga xam ne moom mooy sécurité mu ne alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun mu ne ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te seen gëm yàlla bi jaxasewuñ ko ak tooñ te tooñ boobu moom mooy bokkaale yàlla subhaanahu wa taala mu ne ñooñu dañooy ñi nga xam ne dañuy am sécurité waaye ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy am li nga xam ne moom mooy njub yàlla nañ ko yàlla subhaanahu wa taala defal bokk jullit ñi bokk na ci danger yi gën a màgg ci bokkaale moom mooy ne bokkaale dafay màbb ay jëf dafay màbb ay jaamu yàlla nit ki mën na di nekk di sonn ci ay jaamu yàlla ay julli ay woor ay azaka ay saraxe ay jaamu yàlla yu màgg yoo xam ne da ciy def effort bu bari waaye tàbbi ci bokkaale jaamu yàlla yooyu noonu yépp yàlla subhaanahu wa taala daal di koy màbb kon loolu day wane ne bokkaale dafa nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu rëy rëy la boo demee suratul an'am yàlla subhaanahu wa taala dafay tudd li nga xam ne mooy ay yeneen tudd te yeneen yu bari wax seeni jaar-jaar wax seeni baax wax seeni ngëneel yi nga xam ne am nañ ko waaye li ko yàlla subhaanahu wa taala tëjee def ne walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yaamaluun mu ne ñooñu de ak li ñuy baax ak li ñuy am ngëneel ak li ma leen nettali si ñoom ñii yëpp lu baax li yëpp suñu bokkaale woon yàlla mu ne lii nii yëpp man yàlla doon naa ko màbb soxlaatuma ko kon mbokk yi bokkaale dafa nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu rëy la yàlla subhaanahu wa taala di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin mu ne ko man yàlla waxyu naa la waxyu yenent yi la jiitu woon ne boo bokkaalee de dina màbb say jëf te di nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy perte yàlla nañ ci yàlla subhaanahu wa taala musal mbokk jullit ñi ba tey bokk na ci danger yooyu nga xam ne nekk na ci bokkaale mooy bàkkaar bi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala xibaaree nañu ne képp koo xam ne faatuwaay nag moom te tuubu ko dem allaaxira yóbbaale fa bokkaale yàlla subhaanahu wa taala nee ne yow moom duma la jéggal yàlla subhaanahu wa taala ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mu ne yàlla subhaanahu wa taala du jéggale li nga xam ne mooy bokkaale waaye mën naa jéggale bàkkaar bu ko yées mooy bàkkaar boo xam ne bokkul ak bokkaale bokk jullit ñi bokkaale dafa nekk réeraange dafa nekk égarement réeraange boo xam ne réeraange bu bir la yàlla subhaanahu wa taala mu ne wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baida mu ne ki nga xam ne dafay bokkaale yàlla na yëg ne de mi ngi ci réeraange boo xam ne réeraange bu sori la bokk jullit ñi yàlla subhaanahu wa taala mu ñuy xibaare ne képp koo xam ne ñëw na yow keroog yowmal qiyaam indaale bokkaale fi nga xam ne mooy mujj waayam fi muy dugg mooy safara te yàlla araamal na ci moom li nga xam ne moom mooy aljanna mu ne innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lilzalimina min ansaar mu ne képp koo xam ne bokkaale na yàlla subhaanahu wa taala mu ne kooku yàlla araamal na ci moom li nga xam ne moom mooy aljanna te mujj waayam fi nga xam ne moom lay teeri ji mooy safara te yàlla mu ne ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi bokkaalekat yi amuñu koo xam ne daf leen di dimbali keroog yawmal qiyaam mbokk jullit ñi bokkaale de dafay tax doomu aadama bi daal di faible nekk koo xam ne ku faible la ci kanamu li nga xam ne mooy seytaane dafay ubbil seytaane bunt ci jaam bi seytaane mun koo dominer mun kaa manipuler ni nga xam ne noonu la ko neexee te yàlla subhaanahu wa taala ba mu ñuy digal ne bu ñuy jàng alquran nañuy muslu yàlla subhaanahu wa taala ci seytaane daf cee teg ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun mu ne seytaane de amul pouvoir amul emprise ci ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey wàkkirlu ci moom mu ne innama sultaanuhu ala alladina yatawallawna walladina hum bihi mushrikuun mu ne ñi nga xam ne ñoom la seytaane am kàttan am doole ci ñoom am emprise ci ñoom mooy ñi nga xam ne dañoo féetewoo ak moom ba pare di ko bokkaaleeg yàlla bokk jullit ñi bokkaale yàlla dafay dox diggante jaam bi ak yàlla subhaanahu wa taala jéggal ko li nga xam ne moom mooy ay bàkkaaram bokk jullit ñi bokkaale dafa nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu màgg la mooy bàkkaar bi gën a rëy bi nga xam ne doomu aadama mun na war naa fexe ba daal di mucc si bokkaale boobu ndaxte yàlla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñuy xibaare ne jaam bi de su fexee ba dajeeg yàlla subhaanahu wa taala mucc si bokkaale dafay dugg aljanna ne man laqiya allah la yushrik bihi shay'an
daxalal janna. képp koo xam ne daje na ak yàlla góorgóorlu ba indaalewul bàkkaar bi nga xam ne mooy bokkaale dafay dugg li nga xam ne mooy aljanna. ci xadis qudsi Anas ibnu Malik radiallahu anhu li ñu nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay nettali ne yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne yabna aadam innaka ma dacawtani wa rajawtani gafartu laka ala ma kaana minka wala ubaali. mu ne yow doomu aadama fii wak yaa ngi may ñaan di ma yaakaar dinaa la jéggal say bàkkaar te duma la ko toppee. waaye yàlla subhanahu wa taala teg ci lu am solo mu ne yabna aadam law balagat zunubuka anaana alsamaai summa staghfartani gafartu lak. mu ne say bàkkaar de bu bëri woon ba daa di tollu nekk ay montagne yu kawe ba yegg sa kaw asamaan nga daa di may jéggalu man yàlla dinaa la jéggal. mu ne ko yabna aadam law ataytani bi quraabi al ardi xataaya summa laqitani laa tushriku bi shay'an la ataytuka bi quraabiha maghfira. mu ne yow doomu aadama soo ñëwoon indaale ci ay bakkaar lu bëri ba tolloog li nga xam ne mooy suuf nga daa di ñëw te fekk ne bakkaar yooyu amul benn bokkaale woo ma ak lenn mu ne dinaa la indil lu tolloog loolu ci li nga xam ne moom mooy njéggal. kon bokk julli ñi loolu dafay wane màggaayu li nga xam ne moom mooy bokkaale ak danger bu rëy bi nga xam ne moom moo ci nekk. moo tax jullit bi fu mu toll dafa war di yittewoo li nga xam ne moom mooy bakkaar bii nii di ko jéem a moytu, ndax dafa nekk loo xam ne lu sew la loo xam ne nit ki doon na ci mën na ci tàbbi te fekk ne yëgu ko. moo tax yenent yi sax dañ daan faral di muslu yàlla subhanahu wa taala musal leen ci bokkaale. ki mel ne yenent yàlla Ibrahim, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal faral di wax ne allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. yow yàlla maa ngi lay ñaan nga daa di may jéggal, nga daa di may musal si ma lay bokkaale te fekk ne maa ngi koy yëg, waaye nga jéggal ma li nga xam ne yëguma ko. kon ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu musal ñu si bàkkaar bii nga xam ne moom mooy bokkaale. allahumma rabbana atina fi dunya xasana wa fi al-axirati xasana wa qina adaba annar. allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. qumu ila salat.